asalaamaaleykum sénégalais fu ngeen tollu xaarim ngay tàng jar nag ci Youssou Ndour bii xam nga kenn ku nekk yaa ngi def sa statut démb ba tey le 12 la album bi génn ngeen gis ko yéen ñëpp Youssou ma jigéen li may wax the king is back neneen jinne bu soxlaa Dakar ku yéeg daano kooku la yàlla def ko ci doomu ndey soxna bii waaw kay bu génne rek ndeysaan ñu fàtte lépp loo xam ne defoon na ko ci àdduna mel ne tey jii lay doog a juddu tey jii lay doog a ñëw kooku yàlla moo ko jël def ko ci doomu ndey soxna ak ilimaan bii te kenn mënu ci dara kum neex jëlal kum naqari yéegal ba ci kaw kooku nga xool nooy def loolu yàlla def na ko lii nag anticipation kese la tey jii lii indi mu fi parce que waxoon naa te lu may wax xam ngeen ne dama koy jëf waaw newoon naa leen wax ak Bouba Ndour Bouba newoon na ma album bi bu génnee saa waay daañu ci def benn émission ñi ngi xaar émission bu xaaral ko ci fan yi ci anticipation kese la parce que démb gis naa ñëpp followers yi fans yi staff bi ñoom ñëpp seen statut yi ñu def ci li nga xam mooy album mbalax bii di album bu bees bi génne démb ak 12 titres yoo xam ne si bu ci gën a graaw sa morom rek nga ne bii ñu xam ne Youssou li mu toogoon lépp ne pat Ndour fa boli rusloo gars yi waaw kay fañ la doon xaar génn nga fa waaw bu gën a garaaw nag décortiquer nag xaju fi waaw man nag kenn ku ci nekk nee album bu génne am nga boo xam ne si moom nga cay tànn man maa tànn morceau bii dégg ngeen ko waaw mu delloo si ci indi liñ ci affaire boo xam dafa laaj luñ koy tase morceau bi parce que kenn ku ne Youssou lu muy woy lu ne dafay laaj dégg-dégg il faut seen nopp yi ngeen koy dégg morceau bi ak morceau yi yéen a ngi ko dégg démb ak tey yéen a ngi koy enjoy di ko feel di ko dégluwaat mais tam déglu leen texte yi lan la leen di wax ak ban projection leen di jox ngeen comparé ko ak yi passé woon lépp lu mu leen woyoon rek def naa ne gis nañ ko kooku nag duma ci anticiper lenn am na ay question am na ay détails yoo xam ne si man incha allahu rabbi ak Bouba Ndour daañ ko seq fii waxtaan ci daf ci te bu ma yàlla yóbboo ci Sénégal ci jàmm ak salaam dinaa def tout pour dajaay nag ndayu mbili gi parce que dañ ne net li kat ci gémmiñu borom la daxe kooku moom bu doon 5 minutes sax dañ ko fexe ba am ko ak Youssou Ndour am ñetti question rek yu ñu ko posé yoo xam ne si bu tontoo rek tontu na ay 1 heure de temps donc album bi gis ngeen ko leen wax nag bu leen nekk ay parce que artistes yi dañuy sonn artistes yi gis nga waa ji lim toog 1 an il a perdu des milliards calculer ngeen Youssou Ndour lim toog yëpp ci coronavirus bi ak rendez-vous international yi mu am concert yi mu waroon def yëpp ñaata ci alal la waa ji perte doyloo yàlla tey ji moo ñëw delloo si leen ci yàlla ci morceau bi nga xam moom laa choisir te morceau bi moom moo war a tas gis ngeen réseaux sociaux ni mu doon demee ci concert yi muy def maa leen ko waxal morceau bi mooy toj waaw album bi neex na ay wàññikoo yooyu yëpp neex na waaye morceau bii na ngeen ko jàpp bu baax ngeen teglu ko sound bi da ngeen ko gis ak ful boo xam ne du ngeen xam nu mu toll ndeysaan waa ji génne ko man moom dama xam Super Étoile li leen suivre depuis 82 ba tey donc bu ñu defoon album 40 morceaux sax am na ca benn boo xam ne bu ma ko choisir rek boobu day jàll bii nag mooy daw ba ca topp xam nga kan la mooy mool mu dëje ko mool yi nga xam nekk Sénégal donc xam nga gars yi mais bu ma bëggee dugg ci sax sinon rek tam tàngoor bi jàpp ma décortiquer morceaux yëpp dama leen koy bàyyi ñaar yi laa leen tegal muy bii ak moo bee waaw kay teg ko fële am lu mu rappelé suñu gouvernement bi ma leen koy wax avant may dajeeg Bouba Ndour gis ngeen bël bee muy way ca ndar gee ma dëkk moo sonal waa Gendar sonal waa goxu mbàcc voilà te ñooñu ay gor lañ ñooñu bis bu Youssou Ndour wàccee ndar gee dafay dem Penda Mbay wayal leen ko ca ndar la ko waxee gis nga bis ak morceau bi ak mool yee na ma leen xamee ca ndar gee ak ngor gañ yor ak jom gañ yor ak nañ sonne woon ak mool bu amee ak na muy dépensé di yëngal économie boo xam ne bu ndar géej bee may wax ak fépp fu mool nekk dafa naa ne bis bu ñëwee daje ba ak Bouba du yomb kon nag fii lañ yem man morceau boobu laa choisir tegal leen ko léegi nag ñu del siwaat xaar leen nag ci fan yi da ngeen dégg lu garaaw voilà mu ngi noonu de promesse la album bi nag li ma leen wax bu leen baadoo la artistes yi dañuy toog di sonn nekk ci studio yi di bind di dem ay weer yéen ngeen toog ñu xëy rek génne leen ko bu leen ñëw rek ngeen téléchargé ko fii bëgg a toog dem leen ci li nga xam ne si mooy plateforme yi nga xam ne yépp da ngeen fa mën a jënd album bi
bul xool ne yónnee nañ ma ko képp ku ñu jël album bi yónnee la ko nga utiliser ko te def ko ci sa benn dërëm rek amal sa gàcce parce que bu ngeen defee noonu artistes yi duñ mën a di créer duñ mën di sonn ci yéen donc defal sacrifice mel na sa contribution la boo xam ne da nga ne kontaan naa ci lu Youssou def mu yenn artistes yi muy Wally muy qui que ce soit buñ defee seen ay album ngeen def sacrifice bu jënd ko am muy seen contribution ndax bu njëkk kat avant internet bi di am avant Facebook avant YouTube da ngeen doon dem di jënd cassette yi booba la artistes yi doon gën a dund parce que tu étais obligé nga jënd CD bi wala nga jënd li nga xam ne si mooy cassette ba waaye tey jii gis nga teg offrir nañu ko ci plateforme yi ngeen koy gis di ko xool mais nag bul dem di ko enjoy te jëloo sa benn dërëm nga def ko ca respectel Youssou Ndour mi liggéeyam respectel Baba Maal respectel Wally Seck respectel Ismaël Lo respectel Momo Dieng respectel artiste bu toog di créer Pape Diouf ku mën a doon ngeen jënd li nga xam mooy album bi ci plateforme yi nga xam ne si jox nañ leen ko artistes yi nañ gën a kontaan xam nga gën a mën di leen def li leen neex parce que lii def naa mbégte daxu ko yéen a ngi ko doon xaar yéen ñëpp def woon ngeen ne waa ji bàyyi na way mais bu génnee rek ngeen xam ne gaynde wàcc na maa leen ko wax sànq ne la jinne bu soxlaa Dakar ku yeeg daanu kon nag ñu del si li ñu indi tey mooy li nga xam ne événement bi nga xam ne si mooy événement politique lañ ko mën a wooyee boo xam ne amoon na Sénégal bërki demb ñëpp yaakaaroon ñëpp doon tiit man nii jot naa message ju dul jeex dama mujjoon sax di mere ñi nga xam ne si vraiment ay sénégalais lañ ay sénégalaises ñoo xam ne tamit xëy na information yi am ñun ñoom duñ ko am ndax ñun dañuy toog di gëstu di laajte di analyser di xool nit ki nag dañuy yaakaar parce que da ngeen toog dañu seetaan ci vidéo yi nii ba tax lu leen jaaxal rek ñun ngeen koy indil léeg-léeg nit yónnee ma loo xam man traité woon naa ko sax 2 semaines ca gannaaw ñu indil ma ko ndax jaaxle nañ ci loolu parce que ñu ngi koy doog a jot ñu bare bi noonu ma xamal ma ne bon Barthélémy Dias procès bi gannaaw moom amoon na il y a de cela 10 ans Barthélémy Dias dem na fi tribunal demati fi tribunal ba le 7 juillet ba passé ma waxoon leen ci vidéo ba passé que ne moom kese moo xamul woon que ne amoon na rendez-vous le 10 novembre waaw kooku moo lay wax ne waa ji fenkat la kàccikat la soskat la ki nga xam moo ñëw bëgg ngeen jox ko Ndakaaru njaay waa Dakar lay waxal nag képp koo xam ne si sa vote dina compter ci moom nga analyser fait yi nga analyser li ñu leen di won ngeen xoolaat ko xam ne bandi salte ngeen di jël ba ko teg un gars boo xam ne c'est un délinquant lañ lay wax waaw parce que comportement boobu la yor waaw yàlla boole ko ak Ousmane Sonko bi nga xam ne si moom yeeg fitna rek lay wut ñëw fekk koo xam ne daf fi nekkoon di yeeg fitna bokk ci système bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko ne woon da koy dindi ci Sénégal daf leen di fusiler ñoom ñëpp daf leen di yeew ci poto rey leen tey ji moo dem ba génn di leen génnee yéen ñi ko gëm ndax lim leen digaloon dinaa fi dindi système bi ñëw ànd ak waa système boobu xam nga ne Khalifa Sall kan moo ko jiitu ci système boobu Barthélémy Dias ci ngénteel système boobu lañ ko ngénte ci la màgg ci la ngénte ay doomam baayam a nga ne tey ji nekk ci wetu Macky Sall moo tax bu taxawee fii di xas Macky Sall tey ma ngay xas baayam ndax bu ne Macky Sall nangam war na ne sama baay nangam ndax bu dee loolu mu doon wax dëgg la baayam warul woon nekk ci wetu Macky Sall te baayam a nga ne di répondre ci wetu Macky Sall moom yaru na ci juddu na yaru ci loo xam ne si mooy système boobu juddu na ci yaru ci am gis ngeen lim def ci 10 ans yooyu ñi ko xamuloon ba tey ji ngeen génn naan da ngeen doon rey seen bopp heureusement ba nga xam ne deuxième vague bu ñu doon xaar ndax dañ doon peese seen bopp état beeg sénégalais lambda ba sax muy doon xool ndax est-ce que deuxième vague bi Sonko wax bi gars yi wax dana am ndax le 3 mars ñii dañoo génnoon ndax Ousmane Sonko ndax réygum réy ndax changement bu ñu bëgg ci Sénégal déedéet confinement bi ak seen ay problème moo taxoon ñu génn bërki démb yàlla def na lépp attewu ñi amoon lu ñuy dute ak ñoom ñu bëggoon peese seen bopp tey xam nañ ne poids wu coton lañ yor xam nga wëteen li ñuy wax wëteen konte wuñ dara Sénégal duñ tus sénégalais yi bu ngeen xoolee ngeen xool image yi analyser ko ak ay fait gis ngeen ay xale yoo xam ne ña nga woon seen liggéey jigéen ñi ngi seen liggéey ñoo ñëw sax déranger leen waaw buñ jógee foofu nag di fa remercier li nga xam mooy BIP Macky Sall état la yor
Macky Sall dafa yor liggéey Macky Sall n'a pas le temps bu muy perdre fii ndax ay golo jóg nañ ne dañuy woo sénégalais yi mu ne non sama rendez-vous calendrier bi ma yoroon dama koy effacer yépp parce que damay toog Sénégal parce que sinon dañ naan dama daw ñu bare loolu la ñuy wax bañ perte lu ñu lay wax Macky Sall dafa daw Macky Sall dafa yoroon ay rendez-vous international yu mu yor procès ba amoon sortie ba amoon wala mu ñàkk am da doon dem également waaw avion bañ naan jël na suñu avion naan day voyager day dàngam avion boobu état bee ko moom réew mu ne am nga sa avion boo xam ne état bee ko moom bis bu jógee ci réew ma Sonko moomu ñaanuñu yàlla muy nekk président wala kenn ci golo yooyu doon daw ak seen xel yu mag yi borom marathon yi nekkoon ca palais be mais bu yàlla defoon ñoom ñu nekk fa ci avion boobu ngeen leen di dégg bu ñeneen di manifester ñoom ña nga fa parce que yor nañ seen calendrier boo xam ne date bi dañoo war a dem fee parce que am nañ seen liggéey la ñuy topp buñ toppoon ne buñ ñii nit ñi lay génn suba donc rendez-vous yëpp dama koy dindi kooku Macky Sall day arrêté liggéeyam comme ça nag ñoom ñu am lañ bëggoon ne defu fi dara deful tus Macky li muy def ñu ngi leen koy won ngeen koy gis kum neex ak kum naq ñoom ñoo ko jëkk a gis def Sénégal loo xam kenn musu ko fa def ñu leen koy won du matin au soir ku bëgg gumbalu nag ñu won la jant bi nga ne gisoo ko kon mënu ci dara donc gis ngeen ñii doon génn taan ñoom ñooy gëree yi génn leen xale yi dem leen ngeen rey 14 personnes dee doomu aadama déggu leen ci conférence de presse show bi sax laa koy wooye parce que du conférence de presse duñ ko def point de presse la ñuy def woo seen ay followers ni ñu koy defee ni ñu ko amee ci YouTube bi amee ko ci Facebook noonu lañ ko amee ci politique bi léegi ñu wër la di tàccu loo wax ju tàccu loo wax ñu yuuxu Sonko kenn du ko laal Barthélémy kenn du ko laal nangam ñooñu ngeen defoon ay guerrier ngeen leen gis ñi entraîné fii di jaay yor ay pistolet di tirer ci kaw nit yi di dàq nit ñi xanaa yow self défense boo koy def yow bu ñu la protéger lan moo tax ñuy am li ñu naan service de sûreté mooy garde corps yi nga di ko am ñu protéger la bu ñu la protéger ku ñëwoon bëgg la rey protéger nañ la mais yow tu as besoin nga dàq garde corps yi yor sa fetal di tirer 47 balles yu Barthélémy Dias tirer tey dinaa leen tegal vidéo bi original 12 minutes ngeen xool ko nag xam ne kii da doon défendre ba wala kii délinquant la bandi la boo xam ne dafa ñëw Dakar ñëw di tiire ci kaw doomu aadama tiire ci doomu jàmbur boo xam ne xëy na ànd na ak ñee ñëw na gisuñu benn boy bi dee mu yor arme naan da koy dëkk Barthélémy Dias mais gis nañ Barthélémy Dias mu yor fetal di tiire ñëw na taxaw fii ne leen jam na ci ñett xamul ndax dee nañ wala deet buñ dee ma ngi koy jéggalu ay way juróom kooku moo ko wax fii ngeen koy dégg waajooju moo doon dem tribunal du matin au soir depuis 10 ans ba bërki dem mu ndeysaan mu ñëw di leen gëmloo que ne Macky Sall moom moo ko comploté moom mooy taxaw pour mu bañ a nekk candidat fële ca Dakar te xam nga loolu yanul maanaam ay avocat am xamoon nañ moom sax ci boppam xamoon na ne le 10 novembre dafa war a wuy ji comme ni ko bàyyi booy ba dégge woon xamee woon ko te dem na présenté wu tribunal gentiment dégg ngeen ko démb ci benn vidéo mu expliqué ay famem yor na ay mbokkam yor na ay jarbaatam yor na ay doomam ñoom ñëpp mënoon nañoo génn dem bu ñu demee dajeek ñee tension am fa bakkan yeneen bakkan rotaat fa Barthélémy Dias bañul loolu mais góor gi ak woyefam ak humilité am indi na loolu teg ko ba ne man rek maay dem man mi bàyyam yaayam ma nga ca kër ga man maay dem représenté bu chaque fois buñ ma woowee woo ko man dem naa taxaw naa ca tribunal be ñoom nag borom doole lañ ñun amuñu doole dégg ngeen bàyyam ma nga dem sax ca fin wu vidéo bi Seneweb def naa ñoo ko def xam nga di sàkku ndimbal ci ñëpp xam nga ne ku dem bay sàkku ndimbal dooleem bariwul bu ngeen xoolee ci vidéo yi dinaa leen tegal tey ñaari vidéo bi Barthélémy ubbee Far West ci Dakar boobu di jaay guerrier sol vestu deram yor ay fetalam ci Sénégal loo xam ne kenn mësu ko fa def bandi bii moom moo koy def te naan tey moo bëgg a yor Dakar naa leen won famille bee ngeen xool kër gi nekk rek nga xam ne ñii ak xale yi fa nekk ndeysaan nga xam ne ñii ñi ngi dund loo xam ne wute na ak doomu Barthélémy Dias yi nga xam ne Amérique lañ jittoo xam nga barki dem ba am na ñu taxaw di ko bàkk fii naan Barthélémy Dias moom moo indi ay doomam politicien duñ ko indi gis ngeen doomi Barthélémy Dias fañ nekkoon am na image yoo xam publier naa leen ko man nii ña nga ca oto buñ climatisé nice bi mu génnee di saaga nday
saaga nday yi bu ngeen bëggee naa ko teg fii sax naa ko teg ci feewu affaire bi ngeen déggal ko seen bopp Barthélémy Dias di saaga nday ñi nga xam ñooy waa BIP éléments yi ñu taxawal wàccee waaye xam nañu lépp dëgg la gis nga démb bi bépp wàccee ak maag yu bees yi leen tagal billaay gars yi bi ñu génnee boo yëpp reculé ñi doon wax ay Sonko kenn du ko laal gis ngeen ca Medina de Sonko kenn du ko laal Sonko kenn du ko biñ ne tëf Sonko la moo raw Usain Bolt Barthélémy Dias bi gëreelu yorul fetal moo ko raw gis nga dem nañ fëgg nañ këru jàmbur xam nga kër jàmbur boo fay dugg wala magasin jàmbur xanaa da ngay fëgg mais ñoom fëgguñu gis nga garde corps yi ñi ñuy wax ay garde corps muy ay nervi parce que ay vrai garde corps bu ñuy garder personnalité ñoom seen bakkan la ñuy jiital mais garde corps yi ñoo jiitu Sonko ñëw ruux bopp bi moo ko gis ni mu juutoo ak ndigg li metti loolu yëpp image yooyu yëpp àdduna gis nañ ko lii c'est honte ñuy toog ëllëg naan kii mooy seen président ñuy dellu si waat image yi gis ko muy da ci géej waxuma la sax garage bi magasin bi mu dugg mais xam nga Sénégal dañuy créer kër def magasin suuf dañ ci am buntu sëxal buntu sëxal bi Sonko dafa romb foofu dem ba ci waaye nee ko bëgg bàyyi waxee ca fañ yeew xar ya quoi ca mbaaroo xar ya la mujj Sonko yaa ñàkk jom te doon jaay gëree fii ay entraîné ay plage ngand lu fii jël booy yi di dóor ci suuf naan dem doomu jàmbur yi génn leen ngeen dee gis ngeen dee ni méttee ñoom yéen di jiital gis nga seen bakkan démb Sonko ci ay seconde ak Barthélémy Dias ak ay gaaku ñoom ñëpp demoon nañ ba ne tey jii fi lañu yàlla doon xaar saye dee nañ ndax li gaa am di véhiculer Sonko dañ ko bëgg a rey kan moo ko bëgg a rey ay grenade kese lañ tiré fe ca gannaaw tel sawaay mel ne koo xam ne bërbatóor ci kaw garab moo ko gën a gaaw sa xam la Sonko sa wayu doom yàq nga ko waaw gis nga doomu dabaax bi waxoon na la ko waaw di toroxal ay doomu aadama di ñàkkal sutura ñenn ñi yow mi sa kaw lay xëpp dem gis nga ko image boobu gis ngeen gaayam yi fii golo yi ne fii ñaan ay général la ay Tunkara ak ay Akhenaton imbécile yu tekkiwul dara ay sàcc ak ay kàccikat yoo xam ne si tekkiwuñ dara nekk ca France gay di Akhenaton moom ku ne mu kàccil la ku baax mu kàccil la Tunkara naan man maay seen général man général bi xam nga buñ ko tiiree mu dee seen information ma ban information lan ngeen fa yor dañ nekk ba Sonko seen waa ji daw comme waaye lëg moo ko gën a gaaw na yurux ca biir moo jiitu si garde corps yi dañ koo jiitu moom moo ne ci gannaaw di xëccoo ñoom bunt bi quoi niñ ko doon xëccoo gis ngeen image yooyu image yi dañuy rester dans l'histoire gis ngeen bu ngeen xoolee affiche bi mu leen defal tey dama yebal nit ñu fotool ma li nga xam mooy magasin bi moom lañu fa tegal noonu waaw magasin jàmbur fëgguñu defuñu dara ñëw na fu yulux làqatu fa ñooñu nag ñuy ñëw jël sa doom ne ko nañ dem deewi dem leen ngeen dee pour man waaw kay te ñoom ñoo gën a ragal dee seen 14 booy yee deewoon fàtte nañ leen démb heureusement ba BIP ñëwee taxaw teg leen ci yoon gars yi bi ñu ñëwee ak matériel yi ñu yor taxaw la ñoom ñëpp ñu reculer ñi doon taxaw naan ay Sonko kenn du ko laal biñ ne tëf kenn ku ne yaa ngi wut foo dugg ak foo dul dugg donc yéen bu dee yéen la Sonko yaakaar dee na Sonko benn yaakaar xam na boppam sauvé na boppam Sonko yaa ñàkk jom yaa ñi nga àndal ak sa golo yi seen page yi gisoo fi benn dañuy dagg séquence boobu doo ko gis de magasin doo ko gis fenn ñeneen ñi ñoo leen koy won te magasin bi réalité la gis ngeen ko waaw toog ci bangu xaw ma nuñ koy wooye bangu njaaxaat boobu foo nga dugg Sonko mi ngeen tàmm gis mu toog ci ay fauteuil yu nice ci gàllem étage am R+4 xam nga kër gu rafet salon bu nice gis ngeen ko dem ca mbaaru xar ya mu toog fa yaa ñàkk jom yaag say gars yi yéenay gëree yaag Barthélémy Dias yéenay ngand lu fii seen wayu doom yàq ngeen ko ëllëg booy bu fi tëbati vraiment xam ne war na ñàkk jom ñii doon toog daan dañuy live gis nañ sax lool buñ ko dagget gis nañ dëkk bi jant bi gis nañ ko kon nag gars yi xam leen ni ñii ñoo ñi leen di manipuler waaw démb Barthélémy Dias waroon na mën a dem tribunal nam fa doon demee yeneen ak yeneen à part que fen na leen ne leen demoon na fa béyoon ñu ne ko procès bi amul mu woo avocat yow kan nga gis ñu koy def ñu jiiñ ko rey nit moom mu demandé appel ndax dañ ko condamné mu dem moom tribunal ànd Khalifa Sall te avocat ba nekk foon bañ koy woo téléphone
mais yéen a ñàkk jom. gis naa ndaw si nekk jàkkaarloo démb kat ci jàkkaarloo der maa ngi lay nuyu gars yi yàpp gaynde di la ziar mais xam nga ne ndaw soos lu doon yooxu jigéen yi fay invité wax ju bari ñoom def nañ ne ratatatatat duñ may kenn mu wax démb programme bi dem na ba kenn mënutul dégg ndax xaw ma ngóone la tudd xaw ma je ne sais pas quoi ba yoon ngeen teg fa koy jóge ca bugaan seen coow lu bari dafa ne ratatat bi pour bu ñu demee Sonko naan ko waaye guerrière nga wala bugaan di ko wax mais ñooñu waxuñu fii dara dëgg ba waxuñu leen ko. biñ xëyee Barthélemy Diaz avant muy xam bañ ne ko renvoyé nañ ko ay avocat am lañ koy jëkk a wax avocat yi wax ko moo Sonko ñu décidé dañuy foncé bañ wàccee Médina ne dañuy dox dugg leen ci oto bi ñu ne déedéet ñuy wàcc kenn ku ne gis ngeen image yi ñuy gëree gëla Sonko kenn du ko laal Barthélemy Diaz ñëw bi affaire tàppet yooyu mu doon def nga xam ne buñ bëggee ñoom comme Y'en a marre bi ñu doon def rek buñ bëggee ñu jàpp leen dañuy ñëw ñoom ñu jiitu xam nga ñëw attaqué policiers yi engagé leen saaga leen policier bi jàpp leen dugal yóbbu loolu lañ def Barthélemy Diaz tàmm na ko ba c'est automatique pour moom mais Sonko mi ci beesoon jóge fee ci gannaaw di saaxar naan day jaay gëree pour gars yi ànd ak moom gars yi ne tëf rek sa waay gars yi moo raw Usain Bolt Sonko yaa ñàkk jom man yaakaar moo xaw moo ne Sonko mën a dawe nii je te jure je vous le jure yéen gis ngeen ko bi muy ñëw ci bunt fekk na garde corps yi dugg nañ sa waay di buuxante ak ñoom bunt bi quoi defe ne yàlla ji agsi na dee naa mais est-ce que calculé doomu jaambur yooyu nga xam ne ñoom nga yabal gaynde ñu dem di dee di yor ay xeer di sànni am na image bu ma leen woon benn boy mi ngi tiib ay xeer di sànni ngeen gis doomi Barthélemy bi ñu ngi ci oto buñ climatisé toog génnee naa samay doom yoo xam dañuy dugg am ñu leen ay seen nervi yooyu bu dee ñoom la ñoom duñ ay nervi ay garde corps lañ mais bu dee état bi ñoom ay nervi lañ yor quoi voilà ñii buñ doon ay nit yuñ formé gis ngeen waa BIP nii leen formé oto bi taxaw ñëw wax ji bariwul coow bariwul réglé leen gis nga war ngeen xam ne gars yi dañ leen merewoon depuis le 3 mars Sonko bis boobu ba léegi mi ngi génn chaque fois bu ñëwee dénigrer li nga xam mooy la gendarmerie la sûreté nationale naan dañuy comploter ak état bi ñoom ñuy liggéeyal état bi yow mi boo nekkoon président la même chose la ñuy def bu Macky Sall nekkoon de l'autre côté même réaction bi la ñuy am mais nga ñëw di yàq seen dara ñuy jël ay xale yu am 8 ans 9 ans di leen teg parce que mënuñu tirer ci xale yooyu li ngeen doon def du fonctionner bi yoon dañ leen préparé woon gis nga bu ngeen yëngatu woon tuuti daañ leen wan ne xam ngeen lépp dëgg la mais heureusement peuple bi ñoo leen jëkk a wàccee li ngeen doon peese seen bopp bu ngeen doon peese 100 démb 2,5 ngeen fa peese golo yi nga xam ne mooy ñi toog fi naan Sonko bu violé woon suñu yaay sax duñ ko bàyyi ñooñ ngeen fa gis ñu ñàkk jom nit ñi liggéey gis naa benn gars di yuuxu fii naa dee bu Sonko nekkee fii man taaliba sëñ Tuubaa laa taaliba sëñ Abdou Lahat laa bu nee fii naa dee ñu dem sëñ Muntaxaa ñaanal ma sëñ Muntaxaa du ñaanal ko xaru de daw demee xaru demal nga xaru gaynde nga dee sëñ Abdou Lahat mi ngeen a sëriñam nga xam nga lu mu waxoon képp ku yee fitna ci Sénégal gii dana xëpp ci kawam loolu sëñ Abdou Lahat doon wax xëpp waat nañ ci kaw Sonko démb ak goloom yooyu ay gaaku ñëw koo xam ne saful xorom saful sukkër kenn xamul lu mu saf zéro kontewul tous Khalifa Sall bi ñu doon nekk nan di ko jàpp man dama ko yërëm demb koo xam man dama ko mës a jàppe comme homme d'état bi ñu ko jàppee vraiment daf ma metti woon parce que yar bu mu yor waxam bariwul toutes ces choses là un gars qui a compris quoi mais bi ma toogee ba affaire yi jeex mu ñëw ci conférence de presse ci point de presse sax laay wax ok naan yónnee nañ ma message fee li ma waxoon ak ñoom dindi nañ ko léegi xale yi génn leen quoi mel ni yéen daal doomu jaambur yi yéen daal seen ordre la ñuy xaar comme li Tunkar doomu mbaam bee nekk fële ak Akhenaton naan ñooy commandant yi yooyu ñoom ngeen def quoi sama doomu jaambur yi ñuy xaar sa point de presse pour ñoom ñu génn naan dañuy taal Sénégal quoi loolu mënoon nañ ko xaar ci ku ne ba mu des Khalifa Sall yaa ñàkk jom waaw yaa ñàkk jom loo amoon Barthélemy Diaz mi xañ na la ko te ay tàppet ngeen Barthélemy Diaz toog na fi humilier leen yaa Ousmane Sonko mu neex leen mu naqari leen damay nekk candidat ndaw see nga xam ne ba nga ne ca kaso ba moo doon dem ci Macky Sall guddeeg bëccëg fu ne mu taxawal la fa pour ñu génne la ci kaso boobu ba tey nga rëcc nga di ko jëndee gangster bu tekkiwul dara bi naan ay dégg naa dem xaw ma ngóone la xaw ma nekk ci seen programme nekk jàkkaarloo naan kii Dakar yaakaar kan moo ko yow yaa ko yaakaar soxna si kenn yaakaaru Barthélemy Diaz du nekk maire Dakar tey du ko nekk suba du tous un bandi salte bu mel nii koo xam ne yàq der
yee fitna loolu lay wut kooku bu ngeen ko joxee Dakar ca palais ba lay wuti voilà te loolu du fi jàll. Khalifa Sall ñàkk jom ñàkk fayda toog fële pa bu am 68 ans moom ne Sonko moomu toog sa wet ne da leen waroon fusé parce que yow bàyyi système bi da koy dindi yow dafa nga di nga dem di gouverner ak moom muy def lu ko neex yow nga bàyyi ko ci loolu mais bàyyi leen Sénégalais yi ngeen di fooye jël leen seen doom yi maam ngeen yóbbu leen ba doomu jàmbur yi way dem Sénégal booy faalewuñ leen gis leen Médina bi ñuy tourné am na booy yoo xam ña ngay jaay seen café ña ngay def seen affaire faalewuñ leen ngeen ñëw déranger jàmbur yooyu ak seen xel yu metti yi te dañ ko def exprès daw dugg ñoom Khalifa ñu bàyyi ko fekk en cas ñu dugal ñu ci bëy ñu daw ak yooyu yow demal nga négocier noonu la fa demee mais gis nga Sonko da doon mesurer boppam parce que démb bu Sénégal tàkkoon comme le 3 mars procès Adji Sarr du fi am loolu la moo taxoon moom combat bu yoonam nekkul procès bu yoonam nekkul mu ñëw jël ko en charge da nga dem wuy ji maamam waaw sénégalais jàngat nañ fii gis nga dem la ngeen amoon zéro la da ngeen nekkaat benn zéro da nga wuy ji boo tooñee da nga tëdd maamam ci kaso bi comme ni ci Khalifa tëdde woon Karim tëdd fa keneen tëdd fa te yaa ko defal sa bopp ba ngay dem ci ay salon de massage di neexle rocce ko àndoog ay sa nervi yooyu àndoog kenn yow kese la woon ngay ne waaw kay wan nga ñu démb lan nga mën a xel yu bari waaw sëgg fii naan damaa feebar ay graisse yu ñeeg graisse yu yeew bi dañ ko wuti démb sa sëgg yu mettee grand ngay ne calculer doomu jàmbur yee ngay dem loo ñu yor doj yi ñu leen di tiire ay balak ay lacrymogène ba duñ mën a wax waaw yow buñ ne tëll rek nga fàqati li nga yoroon yaa ñàkk jom yaa gaa yi nekk fii naan dañ lay supporter naan dawul ak dugg na fi génn yéen a ñàkk jom topp leen waa ji 2024 jotagul de mu ngi ñëw gaynde waaw da ngeen Barthélémy Dias ne woon kilifa diine yi bu ci kenn dugg parce que ñoom defoon nañ seen programme mook Sonko 3 mars day ñëw bu ñu leen bàyyee xam nga xalif généraux yi dañ ciy dugg affaire bi calmé wu xalif généraux dinañ pot seetaan leen yéenay dem ba leen woowaat de ñoom fañ nekk ña nga fa démb fa lañ nekk tey fa la ñuy nekk suba bu disparition di am yéenay disparaître comme ni ngeen sayee dem ak seen xel yu metti yi ak seen marathon boobu noonu ngeen di def ba xalifa yi waxee defu leen benn marathon xool leen loolu ngeen jàpp ko mu nekk gaynde maa leen di ziar yéen ñëpp di nuyu ñëpp loolu moo doon sama xalaat sénégalais yi heureusement ñi ngi commencé déglu ñi ngi commencé yeewu xam ne ñi seen intérêt lañ fi nekkee seen ay xeex personnel lañ ñëw di jox commande nit ñi pour ñu déclencher taal Sénégal quoi pour rien. Barthélémy Dias 2011 ba léegi muy wuy ji mosu leen ko yëg lu tax bërki dem mu mën a day génnee Sonko ñëw naan génnee leen Khalifa Sall ñëw naan génn leen dóor ay gaaku ñu tekkiwul dara safuñu xorom safuñu sukkar yéen a ñàkk xorom Khalifa Sall amul xorom gàkko amul benn xorom Ahmed Aïdara moom dinaa wut image bi woon leen ko gis nga bi affaire yi ñàngee dinaa leen woon ci ginnaaw na mu jaare daw la def takk lee waaye la lim yoroon yépp ay bagaasam la takk roof ci oto bi avancé gis ngeen ko ci biir sinon da doon buuxante moom ci magasin jàmbur boobu mooy mi ma leen woon noonu original bi ngi noonu démb gars yi dañ doon jóge fu ne ñëw di ziare si magasin boobu voilà daañ lijjanti borom magasin bi xam naa ne du nangoo wax parce que day ragal gars yi di ko saaga fii gis ngeen fa imam boobu nga xam ne si mooy imam bu ñàkk fayda boobu ànd ak Sonko ci ay kàcceem ci ay fenam xaw ma lan la tudd xam naa mooy imam bi ko woowoon waaye imam bi dama koy tegal léegi fii mu dégg mbokkum imamam lan la ko waxoon boo amee fulla am fayda Ousmane Sonko warul la jaral yàlla te nga ne imam nga di jiite ay doomu aadama di ànd ak nit kuy kàcc nit kuy sos nit kuy njaaloo nga ànd ak moom xaw ma imaam lan la xam nga imaam bi may wax gis ngeen ko muy ànd ak ñoom ma nga woon fee ci Medina dem moom moo doon wax ba gaa yi dawee dugg ci biir pax ma dugg ci magasin jàmbur boo xam ne fëgguñu sax waa ji bu ma noonu dama leen di porter plainte da ngeen violer gàllem quoi xaram yi mu yoroon sax Sonko déranger na xar yi quoi pour lan ndax tàppet te yu jaay ay guerrier fii di ngan luy gonfler fi mu nekk nii jaratoo saam ci Sénégal Ousmane Sonko yaay ree au niveau international da ngeen doon woo presse internationale bi gis nañ fan nga mujje yow ak Barthélémy Dias ak sa gaaku moom ak sa Khalifa Sall yéen a ñàkk jom te yéen a ñàkk fayda peace and love guys xam nga lu may wax imam boobu na déglu lii imamam bii di wax mu wax ci ban
fan la jànge loolu lan moo taxoon mu ne Ousmane Sonko mun nga dem foofu ñun duñ leen may dara dañ leen tegal dëgg duñ leen sosal duñ leen fanal luñ leen waxal dëgg la ñu bëggul dëgg nag balaa 2024 dina gën a leer lii misaal kese la dëgg réel ñëwagul Ousmane Sonko gisagul tos bu dee yii nga bëgg a lang pour jeex Sénégal dugg ca palais ba bee boo nga xam tëgg nga ko demal nga wuti beneen job ngay de wala nga émigré comme gars yi ñoom tunkara yu nga dem France di kàcc comme ñoom ni ñuy def wala ay Akhenaton peace and love guys dëgg bi fi la ne Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindu woon na nga ko def ok yeah bu la neexul bu fi ñëw di ma déranger demal ci chaîne yi nga xam ñu ngi fay tagg ay Ousmane Sonko naan dawul ak ñu tagg séquence yooyu nga dem nga seetaan fa fii boo fi ñëwee da nga gis vérité bu la neexul takkal li nga yor comme niñ naawe ñoom nga marathonné comme ñoom mu jeex tàkk peace ciao. ñu ngi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamante ni moom moo di institut bi. waaw comme ni ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu ñu ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bi mu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñi ngi dëkk ci biir ma ne ko ah loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visité ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage faju. donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane Sonko. ah bu mu dugg see de loolu la ma wax bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu mi ngi téye benn frotté bu cher sax. mi ngi ko téye si loxoom parce que forte bi man leer na ma ne forte bii kii di forte nekk forte boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb parce que moom lu mu fi ñëw yëpp musulaal suñu huile comprendre nga mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la jour boobu la commencé jour léegi si laa ko ne koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër mii du ma bàyyi ma fen jour boobu mu tëdd ma maasel ko ginnaawam mu dem bi ma dugg see sax maa ngi wax sama jëkkër naan ko ku ma maasel de Sonko la mais ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ni ndax am ngeen masseur ñu ne ma ah wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko ah man de bëgg naa massé wu parce que sama médecin moo ma ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maase loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu aayul ci diine dafa mel ni jigéen bu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la war a jëlal sa der wala nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem 2 jours plus tard def sama première séance. maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceru ma ah ci lu ma yëgul jabetu ma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju
Pastef. islam ak lu tax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa feebar mu wane ab këyitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie. charia lu mu ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési seen publicité yi nga xam ne ñu bëre man ci taalibe yi ak parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tëb rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppe ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dëgg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba suñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ñi kenn waratul sukkandiku du dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juumte gu rëy googu. C'est-à-dire, je donne un cas par rapport à Sonko bi mu waxee li mu wax ñu bari ñëw nañ ma seet si ma waaw am na loo xam ne dox naa ko te duma ko wax ci mbedd mi mars bi waaw pour loo xam ne ma mun naa wax Sonko ne lii nga wax bu ñu la yaroon ci lu cosaan doo ko wax. yàlla du weer kenn. yàlla du weer kenn. ku weeru rek. ku weeru rek. yaa weer sa bopp. yaa weer sa bopp. moo tax bu ñu bëggee bañ a weeru. moo tax bu ñu bañee weeru. bu ñu weer kenn. bu ñu weer kenn. bu ñu xas kenn. bu ñu xas kenn. nañu wut li ñu bëgg nag. nañu wut li ñu bëgg rek. bu kenn dox suñu digganteeg lool. bu kenn dox suñu digganteeg nag suñu objectif. waaw waaye nag. ñu def ko ci sutura. ñu def ko ci sutura. ormaalante. ñaaw njort tax na Sonko teel a xaacu ne lépp politique la waaye Ousmane ne lépp politique la teel na te it yéex na lu tax teel na yàgg Adji Sarr la woon jamonoy couvre-feu borom bi képp mooy ki leen ñetteel ne weddiwu leen ne Aïssatou Ba génnoon na lu tax ma ni yéex na yow mi bokk ci ñu askanuk lëmm yaakaar ëllëg sak ndawal ni kéwél bukki wëree la bor bu ne ci nga waroon a ñaaw njort ne ñaaw njort mooy tax kéwél màgg ba toll ne ba doom boo xamoon politique dëgg sak tànk lu muy def ci bërëb boobule du sëfoor du garde corps ànd ak loo digganteeg maître Abdoulaye Wade rekk doy na misaal duma bàyyi ngone si Sonko tuuma du gàcce ñu fekk la ca mooy liy gàcc te tuumal sàkku ki la gën fuuf tuumal nañu ko mu génn ceeg ndam mu yonent yàlla yusufa yokku ci ñu nëpp-nëppal mbir yi du sa ndam ne boo wuyu jee génnee ci ndam sak pal leer naññ waaye bu ñu ko nëpp-nëppalee ba nga falu foo defee discours ne bien ndaw ñi wéyal la woy wudul fay wu tàmbalee vee amul ku toog di wàccee kaamil wala di ñaanal Sénégal jàmm si nit Sonko yi amul rey leen taal leen dóor leen ay sàcc lanu ay dëmm lanu ay jinne lanu loolu mooy seen débat du matin au soir waxoo dëgg da ngay duul Ousmane Sonko amul ku crédible si réseaux sociaux yi depuis Ousmane Sonko ñu xam ay nitam si réseaux sociaux yi sénégalais yépp seen xol dafa wow koŋ comme xeer yéenente leen rey yéenente leen jam yéenente leen saaga yéenente leen yàq der loolu la Ousmane Sonko andi si réseaux sociaux yi may leen ñu jàmm dama ni Ousmane Sonko du kuy mën a defar Sénégal parce que moom tous les moyens sont bons pour mu falu boppam la fi bëgg toogal ñun yeewu nañu yàgg na te du fi mës a toog enregistré leen vidéo yi du fi mës a toog du yéen da ngeen di toog naan benn Macky Sall day jóg ay nit dañuy am droit yi ne Ousmane Sonko du fi mës a toog ñun la
ku neex nag génnal Facebook mbellil saagal wax lu la neex seen problème la loolu mooy seen ordre du jour du matin au soir saaga bu ngeen demee bay saaga ay kilifa diine looloo gën a dee ay président ay député ñépp ngeen saaga. tey xam nga ni Diamniadio affaire amagu fa niveau d'infrastructure zéro niveau d'équipement zéro pratiquement dara amu fa soo jëlee zone waaw non soo rombee di nga gis quelques bâtiments oh my. waaye li tax ma ne nañu moytu mooy dañu nekk ci contexte boo xam ne ñii bëgg a dugal nouvel ordre mondial jaar nañu fu ne mu dëgër fu ne même affaire corona bi jaar nañ fa andi ñu coowul vaccin bi ñu xamee ni africains yi duñu nangu vaccin alors que suñuy président yenn suñuy président ñoom nangu woon nañ ko ba noppi parce que président bu taxaw naan la nouvel ordre mondial rek mi ngi ci système u gars yi am na lu ñu bëgg fexe ba dugal ko ci li nga xam ne moo leen di gêner ci liy capacité Afrique rawatina nag croissance beeg jeunesse population beeg yeneen ak yeneen kon ñooñu bu dee jaar nañ fu ne mu dëgër lii am ñu daal di créer benn dynamique boo xam ne pour créer un choc mondial benn chaos mondial jaare foofu nag ne il faut ñu dugal li ñuy dugal nañu tey bu ñu kenn manipuler yàgg nañoo souffrir jaar nañ ci traite négrière jaar nañu ci colonisation ñu ngi ci néocolonisation nañu dellu siwaat suñu bopp liggéey lu ñu war a liggéey moom suñu bopp defar li ñu war a defar bu boobaa kenn dootuñu yépp waaye lépp lu ñu la wax lu weesu loolu rek am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy essayé laxas te nañ ci dellu si ci beneen waxtaan. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu. te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw mooy it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar si 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. Oumar Ly, est-ce que c'est une coalition pour Yewwi Askan Wi ou plutôt une coalition pour Yewwi Sen Bopp, car les initiateurs de cette coalition ont des dossiers pendants devant la justice? Lui, il aurait peut-être pu demander à Kouthia s'il n'a pas de place sur son plateau, avec tout le respect que je lui dois. Oui, Kouthia n'est pas seulement amusant, mais c'est un grand éditorialiste. Ben, je l'adore et je l'apprécie, c'est pourquoi je dis qu'il aurait fait un bon boulot avec Kouthia. Bon, très bien, vous ne voulez pas répondre à la question? Non, mais parce que ce qu'on a dit, c'est très clair. On a dit qu'on appelle à libérer le peuple sénégalais. Vous pensez que quand 13 Sénégalais ont perdu la vie il y a quelques mois de cela, vous croyez que nous sommes là pour nous amuser? Personne n'a de dossier pendant devant la justice. Nous sommes dans une république où aujourd'hui on a un régime qui cherche à liquider les adversaires politiques. Vous n'allez trouver personne, y compris à l'APR, personne ne croit aux accusations qui sont portées contre Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Personne n'y croit. Y compris les responsables de l'APR, tellement c'est gros. Il faut respecter les gens. La vie privée des gens, c'est leur vie privée. Mais aller accuser des gens d'être des violeurs, ça c'est franchement méchant et à la limite c'est irréfléchi. Si, pour rappeler quand même les faits, chacun ayant le droit de les interpréter, c'est que c'est une jeune fille qui accuse Ousmane Sonko de viol. Elle s'appelle Adji Sarr. Un régime qui s'est permis d'exploiter la misère d'une jeune fille désœuvrée, désabusée, pour chercher à atteindre un homme politique qui aujourd'hui
aujourd'hui, est l'un des plus sérieux candidats à l'élection présidentielle face à Macky Sall, pour ne pas dire le plus sérieux, au vu de ce qu'ils ont fait à Karim Meïssa Wade et à Khalifa Sall. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons. Ça veut dire que s'il y avait des élections lundi matin, je pense que certains sont pour l'instant inéligibles. D'autres, pour l'instant, même si on veut les rendre inéligibles, ils sont pour l'instant éligibles et électeurs. Oui. Et moi, vous savez, pour faire partir Macky Sall, je ne ménagerai aucun effort. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui peut être roi? Wallahi, dama ko waat wallahi ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat. Wallahi, dama ko waat wallahi ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat. Wallahi, dama ko waat wallahi ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat. Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé. Celui des véritables gladiateurs. Le plan est déjà dessiné. Yéen di ngeen ñàkk seen bakkan yow Macky Sall ak ñi leen wër. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. moom incha allahu rabbi dinañu jël seen bakkan. yéen bu soobee yàlla kii di Antoine Diome kii di Macky Sall kii di procureur kii di Yakham Mbaye defkatu ñaawtee fi lim juum bugguma lim ñëpp après ngeen jël ay policiers mu leen di wër wala ay gendarme déedéet loolu du leen ci génnee. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Nous on est prêts pour vous ñun pare nañu pour yéen doomu xaraam yi. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. génn koo leen jàpp rek ci mburoog sow ñëpp benn lañu koo leen jàpp ci mburoog sow waa Thiès taal leen kër sow allumer la maison de sow waa Thiès laay waxal këru sow na boy. L'heure n'est pas au conciliabule, elle n'est pas aux discussions numériques, elle n'est pas aux discussions de salon, l'heure est au combat. Jeunes yi nga xam ne nag yéen a ngi génn di manifester continuer leen seen combat continuer leen seen xeex continuer leen seen résistance ponkal yi ñun ciblé nañ leen ba pare xam nañu nu ñuy def pour jot ci ñoom. Nous avons l'habitude d'entendre que le Sénégalais n'est pas combatif. kii di Antoine Diome kii di Macky Sall kii di defkatu ñaawtee fii yéen dinañu dem dinañ leen yóbbaale notre plan est bien dessiné te du leen bàyyi ginnaaw bu ma leen ko waxee rek gëm leen ma. réew mi tàkk ba noppi kilifa di nii nay doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax du ñu egsi fii. xeexaluma la. man su ma xeexal man ma dem jaayante ni sama waajur amee ay building ak ay château ak ay palais mais man may xeexal koo xam ne am nga palais ba pare du ma la xeexal man. yow Sonko mu ngi ne këram L+3 la L+2 yor ñaari soxna man amaguma jabar amuma dépense lu ma reeree sax amaguma ko may dem di rayante ji mais dëgg rek kay dëgg bu taxawee si dëgg ñu fekk ci ko si dëgg bu taxawee si dëgg ñu romb dëgg taxaw dëgg waaye. Sonko dunduma la Sonko intéressé wuñ yëguma la ci Sénégal yëguma la te comme yuuxu naa ni yëguma la faal te heure bu nu demee xamaluma la dara barke laa ilaha illallah ni ngay doxee dina changé di nga changé te dina am ñeneen ñu jug di dal ci sa kaw par force par la force dañ fay nekk ay année di dal ci kaw nit ñi ba ci wax ci dal ay nit ci nga amee nit ñi dina leer nag nit ñëpp la ñuy récupérer ci Ahmadou borom jaam ñi dunduñu leen loo ñu defal yow Sonko rey ay nit loo ñu defal yu wàjja bu ñu fontoo loo ñu defal jariñoo ñu tous yow bis boo fi toogee Sénégal waaye yow bu ñu fontoo nan la wax kontaanuñ ci yow ànduñoo ak yow ñi ànd ak yow nanu saagay ndey nanu yuuxu nan dee waa baati na jug doo leen centré yëguma leen parce que affaire sacrifice di wax nit ñi bu neexee yàlla bu naqaree yàlla ñuy naa fexe ba xajabal ndam gi naa fexe ba bool bi naa ko xajamal bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk. wutal sa yar def ko nu ko Cheikhou Touré daan defe nga wut place ba nga xamante ni bañ a leen fay yóbbu wut karwaas di leen karwaase yow sa bopp mati nga karwaase leen ba tàdda yëm leen
fi mu nekk dañuy sóob rek réew nga leen jàpp. bu Macky Sall duggee ci terre bi dem Diamniadio bu dellusee santatuma Sonko. Ce train, particulièrement nos amis de la banlieue, mais aussi ceux de Rufisque, de Bargny, de Diamniadio, et demain jusqu'aux passagers qui viendront à l'aéroport international Blaise Diagne. Vous voyez que ce train est tout à fait moderne et il est destiné à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi des étrangers. Nous sommes dans le TER, train express régional, avec le groupement de la gendarmerie du TER en plein exercice pour assurer la sécurité du train express régional et de ses emprises. Il s'agit d'une unité spéciale de la gendarmerie nationale, compétente sur l'ensemble du réseau du TER. Et ce groupement est composé de 3 entités. Il y a d'abord une compagnie de gendarmerie chargée de missions de police judiciaire, donc de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions classiques constatées donc, à bord du train. Il y a un escadron d'appui opérationnel qui est chargé donc, de veiller à la sécurité des personnes et des biens à bord des rames. Il y a également donc, un escadron chargé de protéger les emprises ferroviaires du train. Cette formation en technique d'intervention professionnelle en milieu ferroviaire permet de sécuriser les plateformes ferroviaires, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, entre autres. L'intervention professionnelle en milieu ferroviaire vise à capaciter les personnels du groupement de gendarmerie du train express régional dans des connaissances diverses donc, qui leur permettent de pouvoir exercer leur mission de sécurité donc, du train express régional qui est donc un moyen de communication de nouvelle génération qui a été mis en place pour désengorger donc, la circulation au niveau de Dakar, notamment entre l'axe Diamniadio et Dakar. Avec près de 450 passagers, le directeur de la SETER soutient que cette initiative est d'une importance capitale pour le bon fonctionnement du TER. On va bientôt rentrer dans les phases d'essai, puis de marche à blanc, donc de faire circuler le train sans voyageurs, puis de mise en service commercial. Et donc c'est important que tout le dispositif du groupement de gendarmerie du TER, un dispositif qui a été mis en place par les autorités sénégalaises, puisse être opérationnel, puisse intervenir sur la protection des emprises, mais aussi demain quand il y aura des voyageurs à bord des rames. Cette formation en technique d'intervention professionnelle en milieu ferroviaire va ainsi permettre au groupement de la gendarmerie du TER d'être en phase avec les exigences professionnelles dans le domaine typique de la sécurité qu'est celle ferroviaire. xale yu topp la nga woote jeunesse woote révolution Sonko récemment la ay famille dee ay jeunesse dee matagul une semaine su ma doon yow laa wax man su ma doon yow lépp luy activité politique dama koy arrêté may ñu lum boni boni 2 semaines après xam nga lu tax yow Sonko parce que yow yaa ne jeunesse bi nga fi nekkal ay xale yu ndaw ñoo dee barki démb seeni famille di jooy fàtteeguñu seeni jabar di jooy fàtteeguñu kon da ngeen bëgg a dëggal ne képp ku dee ci politique yaa perte képp ku dee yaa perte loolu ngeen bëgg a dëggal activité politique yi mënoon naa taxaw tuuti ngeen may leen sax 2 semaines du tax ñu del si waat mais respect lay doon pour famille ñi dem ñuy jooy fàtteeguñu bu loolu jàllee nga arrêté di victimiser wu lan ngay victimiser wu il faut que nga assumer. L'un des principes fondamentaux chez nous, c'est jamais de coalition. Barthélémy Diaz bu ne buñ ko investir moom moo waral dossier bi ñëw fii mais dafa fàtte ne investir nañ ko 2014 alors qu'il faisait face à Mimi Touré. investiroon nañ ko. investir nañ ko 2017 ci législative yi 2017 te pourtant il faisait face au régime. kon tey lan moo war a mën a tax Barth bëgg ñoo gëmloo ne investiture am Benno Bokk Yewwi Askan Wi moom moo waral convocation bi ce qui est faux. faux parce que première chose mooy Barth moom moo interjeté appel sur l'intérêt civil. loolu nañ ko xam.
Barthélémy Diaz interjeté procureur ci boppam. bi muy jiiñ ne moom mooy. procureur bu deful woon appel la décision devient définitive et Barthélémy Diaz serait écarté définitivement. procureur mi def appel moom moo sauvé. parce que aussi foofu il faut sama temps de parole sama temps. non dama koy jox benn précision rek si li muy wax noonu. non c'est un recadrage juridique rek. comme ni koy waxee. parce que il parle de code électoral mais il faut que aussi mu comprendre aussi le principe de la non intégralité de la décision. dañ ko daan 2 ans dont 6 mois ferme. ak amende 25 millions. moom 25 millions yi kese la bi def. ferme qui le disqualifie non 6 mois ferme yi. daf koy disqualifier ci élection yi. mënatul doon candidat. code électoral moom moo wax loolu. mais procureur bu bëggoon Barth bañ a doon candidat day du def appel. procureur mi def appel moom moo permettre à Barth mu nekk candidat parce que l'appel est suspensif. procureur ci boppam. bi mu code électoral wax. Barthélémy Diaz bu ko procureur bàyyi woon du fal. kon na bàyyi ni léegi nag bu Khalifa Sall waxee ne Barthélémy Diaz xam na ne mooy doon candidat depuis 1 an c'est que Khalifa Sall est un faux type alors. parce que moom moo nekkoon di négocier moom entre moom ak Soham ba le 2 bii nii la ñuy soog a wax ne Barthélémy mooy candidat donc kon moom li mu doon négocier ak Soham yëpp da doon nax Soham. parce que moom moo ne 1 an ci ginnaaw Khalifa Sall la ko wax ñëpp a ngi koy dégg Khalifa Sall ne 1 an ci ginnaaw xamoon nañ ne Barth mooy candidat bi. principe de la non rétroactivité du code électoral. Très bien, merci beaucoup. Mais vous comprenez, il faut comprendre parce que le code électoral que nous avons actuellement a été adopté en 2021. Alors que Barth aussi a été condamné. Disposition yi disqualifié Barth. Disposition yi disqualifié Barth. C'était depuis le code consensuel de Kéba Mbaye en 1992. Cette disposition n'a pas changé. Ci bi ñuy def dialogue politique changé wuñ disposition boobu. Kon 1 mois boobu noonu code électoral wax. Barthélémy Diaz bu ko daal wax dëgg yàlla président Macky Sall soxlatul ngay ut entraîneur pour affaire athlétisme ndax soxla woo ko de démb daw yi nga xam ne moom laa gis gaa yi daw wax dëgg yàlla démb dama teg ba si yàgg ma ne Adja Khoudia xoolal lii rek daw ba sa béere naaw man béere Sonko bi maa ngi ko seen ci benn kaw garab xale yi di ko àjji naan Sonko fi jaar mënta ñàkk xam nga manifestation ak lii ñoo ànd manifestation lii nga ànd gisuma président Macky Sall waaye démb bi mu seetaanee télé xam naa ree na ba daanu da ngay ree ba daanu parce que Abdoulaye Wade yi daanaka nag bëggal day toog ba sàgg mu ne ma àlla ma dikk foo nekk mu ne ma kaay xool gars yi ma ne ka ñax ma ñoom ñas ni nga yor ay xeer dañu doon ree ba daanu xam nga politique lii la rek démb gars yi manifesté nañu amul xeex amul dara coow li jàll waaye nag wax dëgg yàlla mbaggu Malick Gakou bi daanu man mbër bu ñu fàqat nga daanu Malick xanaa moom gisul woon Balla Gaye mu jàngal ko lu ñu fàqatee parce que am na yoo xam ne buñ la buujoo rek da ngay riisu daa dee roofo wax dëgg yàlla waaye cooli yëpp wax dëgg yàlla boo xoolee ba ci baax gars yi nag fa ñu mujjee moo ma jaaxal parce que dama leen gis si benn garage xam naa ñuy waxtaanee affaire clando ak affaire moteur oto maa ngi seen Barthélémy Dias sol lu weex mi ne xar sarax Sonko tamit sol simis bu weex beera ba naaw muy niroog gérant baar bu raata waaye client am wàcc ndeysaan maa ngi xool Malick Gakou ak lu bëlam mu mel ne gars yi nga xam ne mooy baara ñu ngi nekk ci marché Castor damaa ree ba dee mu ne li ko fi jar daa jaru ko waaye nag Sénégal wax dëgg yàlla bu fekkee ne soxla nañu ay athlètes nag mën nañ bañ a jéggaani nañu ko ci waxtaan woowu wax na ko ak waa Radio France Internationale moom njiital Pastef muy xamle ne li tax ñu doon opposant bu jiitu maanaam ku radical jëme wuñu ko ci Macky Sall waaye ab système la ñuy xeex système bi lay xeex waaye ñaari loomaate daam ci kàddu yi benn mooy système boobee muy xeex ñu newoon ci système yi fi jaar du jug ci di jëflanteeg ñoom beneen bi ci toppit dégg nañu ko fii ci Sénégal mu ne ñoom waa Pastef benn adversaire la ñu am moo di Macky Sall ban jàngat la ñu mën a am ci Ousmane Sonko njiital Pastef ak kàddoom yu ñàkk Pastef yooyee Georges Déthié Diop ci leeral. ni ki ab anti système noonee la Ousmane Sonko waxtaanee ak waa RFI mu ne du ab opposant wu Macky Sall système bi
ci lay xeex. On est né dans la radicalité. ñun nag ay bañkat dëgg lañu moo tax ñu daal di ñëw ngir opposé wu nit intéressé wuñu lu ñu intéressé moo di système bi ak ni ñu koy doxalee te sax leneen li nga xamante ni mën naa ko ci wax moo di gis nañu ñu ci bëri ñi nga xamante ni ci jamonoy Senghor ba léegi ku ci ñëw ñu liggéey ak yow ca Senghor jaarale ko Abdoulaye Wade ba ci Abdou Diouf ba yegg si Macky Sall mi sax daal di mu ci responsabilisé te boo xoolee ba xool sax bokkuñu xalaat bokkuñu idéologie. On ne sera pas dans l'alternative. kon nag fan lañ war a dugal kàddu yi mu yëkki woon lu yàggul bi muy dajeek Khalifa Sall ndorteelug weerug janvier mu ne benn adversaire cote lañ am mu di Macky Sall. ñun Pastef on a qu'un seul adversaire un seul fii Sénégal et cet adversaire s'appelle Macky Sall et son régime amuñu beneen adversaire nekkuñu fii di guerroyer wala positionnement biir opposition non parce que politique bi terrain bi mi ngi nii ku nekk da ngay dem liggéey rek. Macky Sall nekkoon ab allié bu Khalifa Sall fësoon lool ci jamonoy parti socialiste loolu nag mën nañ ko jàppee léegi ni lu garaawul donte sax incarné na système bi ñuy xeex. ñun on est tout à fait ouvert de voir des perspectives ensemble xool qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le pays. kon nag Khalifa Sall bokkul ci ñooñee jiite woon Sénégal te mérito ñu fetel leen. nos politiciens sont des criminels. ñi jiite depuis début ba léegi soo dajale woon ñoom ñëpp fusillé leen defoo bàkkaar. ngeen jéggal ma mais c'est des criminels. kaddu yi ñu bëri ñaawlu woon ko loolee taxoon Ousmane Sonko leeralaat li mu bëggoon wax. Je vais vous dire quels sont les propos que j'ai tenus. xam ngeen nag dégg-dégg dafa baax ci doomu aadama suñu nee képp ki nga xamante ni transhumant nga dañ la war a pendre wala ñu fusillé la taxul ñu ni dañ ko war a def lu yàggul dara sax dégg ngeen yenn ci ay politiciens wax kàddu yu ni mel te boo xoolee ba xool sax amul benn coow bi nga xamante ni indi na ko ci réew mi. La gravité des actes qui sont posés. socialistes yeeg libéraux yi bokk ci Abdoulaye Wade seen xel mun naa dal anti système bi doon leen ŋàññi démb jamono yàggul mu jege woon leen lool demoon sax ba bëggoon koo seeti moom Abdoulaye Wade. Nous avons été contactés par M. Karim Wade, un coup de fil venant de lui, que nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre pour la simple raison, notre option politique, c'est qu'on a un problème systémique extrêmement profond et que lui-même est un produit et désormais un leader dans ce système-là. Parce que nous, on ne nous embarque pas n'importe comment. Qui ne fait même pas 0,001% du territoire national, c'est-à-dire le plateau, qui a été frappé d'interdiction de manifestation de ce genre. Par ceux-là même qui aujourd'hui appellent pour qu'on aille là-bas. C'est encore frais dans nos mémoires en 2000. waxtaan naa président Abdoulaye Wade lu yàgg ci téléphone. ma nga Qatar maa ngi Sénégal. ci fan yu néew. war naa dem ba Qatar toog ak président Abdoulaye Wade ñu waxtaan ci Sénégal. mu di ay kaddu démb ak ay kaddu tey loolee di wane rek ni ñenn ñi ko waxee diggee homme politique jaruta dóor sa doom seeni kaddu naka noonu. George fii la Fuuta féete moom futul ay tuñ nag ba tey. ci yéen opposition bi yéen. waa yeewi askan bi yeewiwu leen kenn seen bopp ngeen war a yeewi ba pare yeewi leen seen bopp ba pare yeewi leen seen bopp ñi may waxal xam nañu de. ñi may waxal barke yonante bi xam nañu yeewi leen seen bopp fi ngeen tënk seen bopp ba pare balaa ngeen a yeewi askan bi parce que askan bi kenn tënkatu leen askan bii may gis nii kenn tënkatu leen